mbokki Ndakaaru mbokki réew mi mbokk yi nga xam ne ñu ne yéen ñoo bokk la presqu'île du Cap-Vert Médina boo xam ne démb ak tey ci biir dak Médina ñu war a xam taarixu Médina lan la lan moo waral taarixu Médina lan moo indi turu Médina lan moo indi Médinatul Munawwara muy turu Médina lan moo ko sabab ak Médina biñ ñeen a bëgg a toxal lan moo tax toxuwuñu loolu nag ñu ñëw di ko laaj koo xam ne fekke moo muccul muy kan muy Alaaji Baro Diène Alaaji Baro Diène bu Alaaji Ahmed Diène Alaaji Baro Diène bu Ajaaram Diène Alaaji Baro Diène bu Alaaji Baye Daam Diène moom de su waxee ci dak Médina dina indiwaat mémoire ndax histoire boo xam ne jóge na ci am réew mi ngi mel ni nit boo xam ne xelam dafa dem moo tax nag dak Médina nekk ay xale yoo xam ne li leen ñor mooy développement réew mi rawatina Médina Fass Gueule Tapée Colobane Plateau ñëw ci kër gi nga xam ne nag taarix la laaj Alaaji Baro Diène ginnaaw biñ ko nuyoo lan moo waral Médina Alaaji Baro Diène. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm waa dak Médina ci li ngeen may laaj lu ma sawar wax la parce que fekkewuma début bi mais su may mag nettali nañ ma ko ak li ma ci xam aussi ci histoire. Médina ñu ngi ko créé 1914 ci booba lu xewoon Dakar dafa amoon peste parce que fukki penc yi ak jaar ñu ngi nekkoon biir Dakar ñii wetu cathédrale ñii avenue Faidherbe fii fu nekk ñu ne dañuy toxal Médina ndaxte am na benn tubaab bu ñuy wax Protet moo doon gouverneur moom lañ tudde woon place Protet avant l'indépendance mu ne waa Médina foog ñu toxu fekk boobu Médina fii Tilène lañ ko tudde woon ay till moo fi nekkoon bari fii nekk ay tool mu nekk àll mag ci d'accord ñëw fi ñeneen ñi des Dakar parce que kaay fi ndiw ak ceddeem ak yàq jëf ñoom ñoo des Dakar waaye yi des yëpp dañu toxu ci Médina suma maam Aliou ko dundooy toxu ci Mboti Pom mooy moom lañ tudde woon Médina ci moo doon limitu Médina ci Mboti Pom bi foofu la créé woon moom ak papa Ousmane Diop papa Mamadou Diop ñoo créé Gueule Tapée alors biñ ko defee nag ñu may paa yi ay parcelles moo tax kër yi yaatu ni mu mel nii rëy bëri da ngay gis ñu nekk fa biñ fi nekkee di ko wax tudd Tilène am bés Alaaji Malick Sy ñëw fii ci rue 11 ci stade Iba Mar Diop fii ci koñ bi jàkk ji fi Ahmed Diène tabax foofu la dajale woon Alaaji Malick Sy ak waa Médina ñu tudde ko mu ne tudde leen ko Médinatul Munawwar ñu tudde ko Médina mooy histoire Médina dafa mag dafa rëy parce que Ndakaaru ñi ko doon diriger presque ñëpp fii la ñu nekkoon fii la Alaaji Ibrahima Diop grand serigne de Dakar dëkkoon fii la Alaaji Mbor Diagne ndey ji réew dëkkoon fii la Mbay Diagne Deegay ndey ji réew dëkkoon fii la Kaay Ousmane Diène dëkkoon jóge fi ñu tukki waaye Ousmane Diène ñu tudde ko fi Ndakaaru booba temps ku fi mës a ñëw jóge ci biir Sénégal dafay am dalukaay da nga fii fekk Alaaji Masoogi Ba muy waa Fleuve ñu nekkoon foofu Masoogi Ba moo leen représenté ku ñëw da nga koy seet ci këram ñu yabal la fa moom mu boole la ak waa Ndakaaru nga dal fii ba itam Alaaji may yoro bay di kan waa Fuuta la woon tukulóor bu bës a ñëw fii ngay dal ci moom ñoom ñëpp ku nekk daal mu am province presque boo jógee rek
am na kuñ la kilifa kuñ la booleel nga dal fi fii nag suñu maam yi suñu papa yi ak suñu maam ñii dañ doon béy ñii di def élevage yar ay nag di leen dundal am ci lu bari fii Abass Ndao nekk hôpital Abass Ndao foofu suma toolu maam la woon 1912 bi fi gug si di defar repos Mandel ñu tudde ko repos Mandel ñu naroon ko def muy bâtiment boo xam ne mag ñi màgg France ñoo fay nekk ñu ne fii la ñuy jël aussi mag ñi dëkkal leen fi mais ñu def ko hôpital après Abass Ndao alors fii itam suñu kër gi ñu nekk suma baay Alaaji Aliou Diène moo doon président de l'association des maraîchers du Sénégal mu ak Alaaji Mass Sow rue 11 papa ñoom Mansour Sow suma cousin ñoo amoon association boobu di def ay concours bay dem France année bi ma juddoo sax 1938 sama papa nee na ma moo gagné woon concours fruits yi nga xam ne ak légumes ci Afrique ba ñu tuddee ko jox ko chevalier de la Légion d'honneur française alors Médina dëkk la boo xam ne dafa yaatu nit ñi dañu ubbeeku ku fi ñëw daañ la jël comme ku fi dëkkoon ba nga yàgg fi dootoo bëgg a dellu sa dëkk loolu lu ñu ñaan la fii Serigne Touba ñaan na fi Serigne xaadre yi ñaan nañ fi Serigne ñëpp ñaan nañ fi tukulóor yi Alaaji Seydou Nourou Tall moom na ma nekkoon seen diggante ak français yi di doxal bu baax mbir bi parce que son papa nettali nañu dafa amoon benn góor boo xam ne bëgguma tudd turam ndax ay doomam a ngi fi ak sësam mu waxtaan ak moom ci toolam ci boobu temps suñu tool mu ngi nekkoon fii ci WDN ci poste ndox mi fi muy béyee foofu lañ daan xëy di béy mu waxtaan ak moom bu góor gi ma saat ñëw ñu ndékki mu jox ko ñu ndékki ñu toog ñu waxtaan li mu wax nag ci bombardement Dakar mu faral kooku faralool bu gouverneur Boisson bi fi nekkoon te De Gaulle kon doon ñëw pour Afrique indi bateau Richelieu ñoom ak ci ñoo doon xeex ak waa armée bi fi nekkoon ak gouverneur Boisson parce que gouverneur Boisson il était pour Pétain alors bi ñuy xeex kër yu bari nekk rue 11 boo leen gisee bâtiment yu bees lañ fa tabaxoon mooy bâtiment yooyu rue 11 kër Thiawéne fii ci buntu stade Iba Mar Diop fii la amoon blocos buñ daan dugg bi ñun xaleel foofu lañ daan fooye di làqu dañ ko gas ci suuf tabaxoon ko yëpp rue 11 ba Blaise Diagne ci suuf yëpp pour bu bombardement bi ñëwee nit ñi làqu fi alors bi góor gi son papa waxtaanee ak moom am na mu ko wax mu daal di dem wax ko gouverneur Boisson ne ah Alaaji Aliou Diène moo wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko bon il sera condamné à mort ñu décidé son papa ak ay yeneen i góor yu mag yu xam ne ñoo doon faral De Gaulle ñu ne dañ leen di rey mais papa Seydou Nourou Tall moo dem ci gouverneur ak ba ci France ministère des affaires étrangères de la France d'outre-mer ni ko bu ngeen di laata rey Aliou Diène man ngeen di rey moo leen sooyee nga xam ne amoon na yàgg na am ñu bokk ci nation te duñu xelaat comme ñoom waaye loolu moo leen sooyee ba Seydou Nourou taxaw Seydou Nourou ku amoon taxawu la parce que temps manoon na ci français yi loo xam ne kenn mënu ko woon dafa daan jàpp ni rek mu ñëw kaay da ngay wut liggéey mu yóbbu la ci benn bureau fekk ku jóg rek mu ne na toog mu ne nañ ko jël nañ ko jël tubaab yi dañ koy jël boobu temps Seydou Nourou Tall moo def loolu alors mag ñi fi nekkoon itam nekk mag ñu am ànd ak am volonté am décision bu ñu jëlee benn mbakkaadu ñoom ñëpp ñoo ciy d'accord malgré que amoon na division ci collectivité lébu
yàgg na liaison bi depuis 1940 ba léegi mu ngi fii ci dëkk bi parce que Alaaji Mutufa Jóob nekkoon na sëriñ Ndakaaru nekk kadi nekk imam mais bi ko Ibrahima Diop bëggee contre suma maam Aliou ko dundooy moo def woote réunion rey ay nag yu bari këram jubbale leen ba ñu jubboo am na sax benn article boo xam ne kii gay naka Xaadal Gay Abdou Xaadal Gay def na ko moom itam war ngeen ko laaj ku xam Ndakaaru la bu emaat waaw def na ci article moo leen jubbaale woon mu ne su Alaaji Mutufa Jóob yow yaay sëriñ Ndakaaru yaay jiite Tabaski ak Tamxarit yaay jiite imam ne ko yow mag nga da nga war jël Ibrahima Diop mu topp si yow mooy boobu mu d'accord muy unité Ndakaaru yëpp ba mu demee itam ba mu yàgg Ibrahima Diop comme SFIO la woon ànd ak Lamine Gueye kii daf ko contre kii Momar Marème Diop dafa bëggoon nekk candidat bi mu dee mais Mbaye Diagne Ndiégay bëgg def Mamadou Diop Pape Ablaye Massar Diop la bëggoon def moom itam mu nommé ko ñu nekk ñaar mais boobu temps gouvernement Senghor dugg ci ñu faral Momar Marème Diop moo tax Momar Marème nekk sëriñ Ndakaaru alors mais bu malgré yooyu yëpp bu musaan am intérêt général dañuy d'accord ñoom ñëpp waaw parce que en 1951 bi élection yi waree ñëw ñu war Lamine Gueye jël Ousmane Socé Diop comme colistier lébu yi dañu daje suma kër maam Aliou ko Dundoy ne dañuy seet diggante Abbas Gueye ak Malick Dione professeur dañu ñoom ñaar la ñuy seet kañ lañu ciy jël naka lañu comme ubbi réunion bi Malick Dione demandé la parole ne man dama bëgg comme dañuy def rakk topp mag topp baay Abbas mooy suma mag bien que je suis plus intellectuel que lui mais moom dafa am ay travailleurs parce que il est syndicaliste mu ne ko nag man nangu naa bàyyi ngeen jël Abbas ñi tànn Abbas loolu moo defoon Abbas député de 51 à 55 à 55 nag bi ñu demee di renouveler poste bi à Saint-Louis Senghor dafa xawoon mere Abbas waxu ko woon itam mais ca bis ba fa lañ ko Saint-Louis la ñu daje foofu la jég tànn Mamadou Dia mu naqari woon nag lébu yi trop ba RDS Rassemblement démocratique sénégalais judd ci Ahmed keroog la mës a bàyyi parti socialiste pour nekk ak Abbas moo doon seen secrétaire à l'organisation ba ci gannaaw gi la mujj dellu ci biir Abbas juboo ak yooyu waaye Abbas nit ku am valeur la woon ku am volonté la woon te il était très élégant aussi waaw bu solee chapeau parce que Senghor daal xiñ na sax doon na mer ci affaire am waaw ba dindi ko daal loolu moo tax mu dindi ko moo tax mais fii daal Médina pour revenir à Médina quartier la boo xam ne ñëpp bokk lañu ñëpp ñoo ànd bu amee diversité aussi politique presque ñëpp ñooy d'accord sur l'essentiel parce que ñëpp benn lañu moo tax fii ñuy ñaan rek yàlla def fi jàmm te Médina rek ngay gis ku jóge fële ñëw nekk fi responsable duñ ko xas parce que dañ naan fii la juddoo wala fii la màgge waa Médina la meluñ ne duñu def politique daal de ostracisme boo xam ne dafay tasaaroo xeet yi wala di def loolu musiba la yàlla bu ko yàlla indi Sénégal ba amu fi musu fi am te du fi am mooy li jar Guinée ñii xeet yi waaso yi féeti benn boor yeneen waaso yi féeti benn boor ñuy xeex rek duñu juboo
loolu daal ci Médina am na kattan. bon Médina aussi bi ñu demee ba Senghor bëgg moderniser Dakar mu gis na y a beaucoup de taudis, y a des maisons qui dérangent mu ne dañuy koy toxal Médina. boobu nag xale yu góor yi ñoom Ahmed Diène ñoom Badiane doomu Sakura Badiane ñoom Alassane Sarr bu sanc bi ak waa Cëriñ ñoom ñëpp ñoom Ibrahima Dieng bu Cëriñ bu mag ñoo taxawu Médina ñu bañ ne kenn du ko toxal tàngoon na trop demoon nañ sax ba di leen ci emprisonné ay nit mais yàlla def na Amadou Clédor Sall temps boobu mooy gouverneur de Dakar mu def ci liggéey bu mag ci Senghor ba wax ak moom moo tax Senghor bàyyi Médina mais Médina moom dañ ko doon collé ci Dakar rek mu nekk quartier moderne mais nag loolu ñu ngi ko doon bañ mais léegi war na am aussi politique bu bees sur la Médina parce que suma xarit Père Goudiaby Atepa amoon na idée temps yooyu bi Ahmed nekkee maire waxante na ak moom mu ne ko Médina war nañ ko def tabax ay construire fekk borom yi nag moom ko buñ ko defee kër yi nekk suuf ñu def leen ay magasin tabax en étage daañu mun a hauteur daañu mun a tax am revenu bu mag bu dugg ci yër yi parce que Médina aussi boo koy dee seetlu chômage bi bari na fi heureusement ñu yàlla ñuy dimbali ba amuñu guñu catastrophe ci loolu mais xale yi duñ def ñu dara duñu liggéey ñu bari amuñu métier loolu nag war nañ ci yóg mooy politique gu Sénégal politique daal bi war a doxal Médina mooy emploi pour les enfants pour les jeunes. Bon, un jeune nag qui n'a pas de formation ne peut pas prétendre à un emploi mais moo tax ñu war leen wutal formation yoo xam ne daf ñuy kii parce que boo seetlu Médina ku fi ñëw ci te dëkkuloo fi da ngay indaal sa ay rak sa ay jarbaat sa ay rak boo dee commerçant ñoom la ngay utiliser sa ay mbokk parce que c'est tout à fait normal parce que ngay def leen mais itam waa Médina war nañu leen toppatoo bu baax waaw loolu daal formation bi ak defaraat Médina kër yi nga xam ne këru famille lañu yu bari problème te kenn mënu ko liggéeyaat ndax amuñu moyen wala buñ koy am étranger ñoo koy jël tabax ko loolu daal problème la Médina. waaw mbokk yi yaakaar naa ne ku déglu li nga xam ne moom la Alaaji Baro Diène wax di nga dindeeku lu bari ci taarixu Médina ci loo xam ne umpale woon nga ko dak Médina ñëw ci biir Médina ñëw fekk ci Hadj Baro Diène mu wax leen ci loolu